waaw xam nga président de la république dafa génn mu def déclaration boobu kenn ku ne xam na avant mu koy def dafa déggoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu mbas mi maanaam les techniciens de la santé biñ ko xamalee ni ko mbas mi de mi ngi fi te jógee gu fi te bu fekkee ni mi ngi fi jógee gu fi ñu continuer mesures yi nga xam ni nii lañ ko jëlee nga xam ni xañ na dem na bay xoj suñu économie xoj suñu vie sociale boo moytuwul dina am beneen jeexital boo xam ne ni dina mujj jur mais jàngoro ju toll ni Covid-19 comme njiit la te également dafay gis lu ñëwagul alors mu jàpp ni donc war na ñu sénégalais bu nekk alors jéem a jàng nag nooy dundeek virus bi te continuer xeppi sa bët di ko xool di ko combattre pour mu jóge fi loolu moo tax marché yi nga xam ni dañ ko doon aaye muy marché hebdomadaire yi ñu ni mën nañ ko tijji moo tax ñu ni jumaa yi jàkk yi nga xam ni tëjoon nañ ko tijji loolu moo tax ministre également en charge des transports mu ni nañu dellu si waat ci l'ancienne situation pour li jëm ci moto Jakarta yi moo tax également autorité bi ni élèves yi nga xam ni ñi ngi def examen muy brevet muy bac muy entrée en sixième nañu delluwaat ci classe yi waaye loolu bu fekkee dañ ko tuddee assouplissement stratégique aussi defaruwaat toogaay pour mën a nekk gan gi nga xam ni ñëw na te fas yéene gu la ñibbi loolu dafa am ay yeneen matuwaay yu muy àndal mooy alors gën a fésal suñu engagement en termes de communication en termes de sensibilisation génn wax ak askan bi pour kon ku nekk ci ñoom li ko dale ci biir néeg yi génn ci ëtt yi ba ñëw ci pénc mi kenn ku nekk xam ni ennemi bi nga xam ni moo fi nekkoon taxoon ñoo jóg ci njëlbeen mi ngi fi te sax boo moytuwul jàpp nañ ni léegi la toogaayam gën a dëgër que ennemi boobu ginnaaw bi ñu xamee ni mi ngi fi alors ñu war a mën a defaraat ñu it suñu toogaay gën a xepp suñuy bët pour mën a gën a jàkkaarloo moom donc assouplissement mooy ni ma ko waxee léegi ne veut pas dire assoupissement parce que waruñoo nelaw woyofal warul tax nga jayaxu warul tax nga nelaw woyofal nan gaa ci dem bi dikk bi marché yi jumaa yi jàkka yi waaye tey la farlu war a gën a am tey la xeppi xoole war a gën a am loolu nag moo taxoon tey ñu daje fi di waxtaan ci yan anam yoo xam ne nii les acteurs n'est-ce pas de la vie territoriale ak ñi nga xam ni les acteurs communautaires lan muy délégué de quartier yi muy imam yi muy les acteurs de la vie économique ñépp daje fi ñu xool ci yan anam yu gën a efficace yu gën a jege askan bi lañ mën a tëgge benn stratégie de communication pour dem ci askan bi waxtaan ak ñoom gën a xëcc seen xel ñu gën ko bàyyi n'est-ce pas ci virus bi fi nekk. ñépp gën a fegu te première mesure barrière man toujours ma wax ko mooy toog sa kër te doo fa génn que quand c'est nécessaire c'est la première mesure barrière li ci des soog a ñëw port des masques nañ koy farlu takk sa masque rek doyut boo gisee sa nattangoo bu takkul masque am nee ko sa waay da ngaa war a takk sa masque parce que ni nga takkee sa masque bañ a lor kenn bañ a loru noonu la ko ku nekk war a bañ a mën a war a takke pour bañ a loru bañ a lore donc takk masque yi alors xool également ni ñuy demee ci marché yi parce que véritablement dinañ toll foo xam ne nii du da ngay génn rek pour génn wala da ngay dox rek pour dox da nga war a génn wala nga dox ci kaw farata. dal na xelam dal na suñu xel ndax comité départemental bi ci boppam sax daf cee liggéey mu woo ñi nga xam ni ñoo ŋànk éducation bi muy ñaari IEF Thiès département ak Thiès ville boole kook directeur d'école yi ak tous les autres acteurs n'est-ce pas de la vie scolaire éducative boole kook collectivités territoriales yi également daje nañ fi effectivement waxtaan ci yenn anam la ñuy bàyyee xale yi ñu delluwaat ci école yi alors bis boobu wax dëgg yàlla xalaat yu rafet génn na fi alors ay dispositions également yu leer nañ génn nañ fi yoo xam ne ni jàpp nañ ni alors buñ ko matalee alors njàng mi dina mën a commencer waat continuer ci anam yi ñu ko bëggee te gis nañ ni collectivités territoriales yi wax dëgg yàlla fésal nañ seen engagement
seen farlu pour mën a jàppale effectivement ubbite école boobu ba nga xam ne suñu xale yi ñoom la ñuy yabal ak jàngalekat yi ñuy yabal ci école yi ñu man fa nekk liggéey fa ci anam en tout cas yu mu gën a rafete. situation district bi comme ngeen ko gisee tey préfet dafa woote daje bi nga xamante dafa ëmb ñëpp ñi nga xamante ne ñuy yëngati ci wàllu xeexu mbas mi parce que gis nañu ne kat fan yi wax fa dëgg yàlla Thiès ñu ngi gën a am ay cas naam yenn saa yi si communiqué bi du ngeen gis cas communautaire mais cas contact yi am nañu fi am na ñaari fan yoo xamante ni ci bés ba la ñuy génn wàññi nañ fi lu mot fanweeri cas donc pour wane ne jàngoro jaa ngi ci gox-goxaan yi nañu gën a góorgóorlu gën a taxaw nekk kenn nit pour xeex jàngoro ji donc fi ñu toll nii ba mbas mi tàmbaleeg léegi wàññi nañ fi juróom-ñett fukki cas ak juróom-ñeent au niveau du district sanitaire de Thiès 14 cas communautaires je ne me trompe pas je crois que noonu la 14 cas communautaires yi des nekk ay contact ak yenn saa yi aussi ay cas yoo xamante ni dañu koy joxe depuis Dakar parce que da ngay gis ku xamante ni dafa positif Dakar fekk fii la dëkk ñu comptabiliser ko ci suñu. déedéet mën nañu ne sax dañu efficace parce que yaakaar naa ne li ñu def suñ ko defuloon kon fi ñu toll nii kenn waxatu dañuy wax ay ñaar téeméer ak ñetti téeméer donc jàpp naa ne man de jàppoon naa ne du dinañ weesu fii ñu toll mais yàlla def na wax fa dëgg yàlla am na mais taxul mu demee noonu mais nañu gën a góorgóorlu bu ñu ko fi bëggee jëlee mais terewul ne suñu mesure efficace nañ ko waaye bu ñu ko gënee dooleel ñu gën a efficace ba dootuñu am cas. jàppale bi ci lépp ci wàllu finance ci wàllu matériel ci wàllu lépp wax fa dëgg yàlla sooxe na trop mais dañuy góorgóorlu ak suñu partenaire ak suñu fi nekkal collectivités territoriales yi ñuy jàppale si lu bëree bëri mais nag quand même soxla nañu encore ay moyens humains ay moyens financiers ak équipement de protection individuelle la mooy ñu xam ne jàngoro baa ngi fi di law jarul ñuy wax quartier sangam ak quartier sangam dédi kay xanaa quartier yooyu la ñu gisagum parce que bu ñu jëkkee gis benn cas communautaire si benn quartier ñu dem def suñu enquête ba gis cas contact yi gis mu wàll fa lu mot fukk ak juróom-ñett wala fanweer donc jàngoro baa ngi ci gox-goxaan yi jàngoro baa ngi si dëkk bi nañu gën a farlu taxaw nekk kenn respecter mesure barrière yi di takk masque képp kuy génn na nga takk masque da ngay gis ñoo xam ne ñuy takkee masque day daw sa yaram masque dafa war a muur sa bakkan sa gémmiñ booy wax bu ko dindi loolu mooy jëriñu masque bi ñu respecter distance sociale bi wala distance physique bi boo demee ci barab yi nga xamante ni foofu la nit ñi daje da ngay xaw a yéemu nit ñi day mel ni dañu bàyyee di respect distance physique boobu loolu dafa am solo trop te ñu moytu dox bi nga xamante ni amul njariñ ku fekkente ni amuloo soxla ci biti toogal sa kër ñu moytu rassemblement yi respecter distance physique yi di takk masque yi di faral di raxasu régulièrement mesures yooyu daal ñoom ñoo am te ñoom rek ñoo efficace ci àdduna bi yëpp ay jàngat yu leer nañ ñi wane nañ ne loolu bu ko askan jàppoo dinañ jëlee mbas mi ci seen gox waaye bu sooxee rek yëf yéen mën na faa yàgg te bu fi yàggee indi gàllankoor yu bare ci wàllu santé mais yeneen secteurs yi également de développement non du caageenu gëm ak kii peut-être ay comptabilisation la mën na am mais ñu ngi leen déglu mais yaakaar naa ne loolu du ay kaawu Thiès parce que bërki démb ñu ngi juróom-ñaari prélèvement te ay cas contact la woon mais xam naa ne ci compilation bi yenn saa yi mooy amee erreur yooyu mais 2 cas communautaires yooyu yaakaar ñu nekk biir Thiès mais ñu ngi ci. naturellement ñu wuyu si préfet ci woote bu mu woote ci mbiru xeex bi ñuy xeex Covid 19 ci département de Thiès xam ngeen ni situation mu ngi bëgg a compliqué à Thiès ba tax na dañ ñëwoon ñun ak élus yëpp vraiment les maires de la ville les maires de commune ñëpp ñëw pour naturellement wan préfet suñ taxawaay ci wetam. mais également engagement yi nga xam ne jël nañ ko pour accompagner comité départemental bi ci loolu naturellement wax nañu ni li nga xam ne jëloon nañ ko comme engagement la ñuy renouveler mooy ñun au niveau du conseil départemental wax nañ ko bi ñu joxee 25 millions aussi éducation am na 45 millions yu ñu prévoir ci suñu budget investissement pour waa santé donc wax naa préfet donc ñu xool ak médecin chef de région bi ak les 3 districts du département nan la ñuy amee benn ndaje boo xam ne dañuy réunion pour xool nan la ñuy répartir xaalis boobu ak ku ne lañ leen lay jëndal ci matériel de protection loolu defe naa ni ñoom ñëpp déploré nañ manque de matériel boobu en tout cas conseil départemental dina ci def ay jéego dugal ci loxoom bu baax comme ni ñu ko defoon ba mu mbas mi tàmbalee ba léegi. donc loolu également renouvelé nañu suñu accompagnement ci comité départemental bi nga xam ne préfet moo ko jiite pour accorder waat leen benn subvention 5 millions pour ñu mën a gën a efficace ci seen doxalin ndax defe naa ne comité bi aussi soxna la ay moyens tout à l'heure plan d'action bi préfet wax ko ak les délégués de quartier ak les comités de quartier day soxla jàppale te defe naa ne loolu peut-être 5 millions dina am lu mu ci indi en attendant que ñeneen ñi dugal ci seen loxo en tout cas ñun conseil départemental loolu lañ jël comme engagement donc yàlla ak ñuy suturaal nag li nga xam ne amagum nañ ko bëriwut
mais li ñu am daal ñu ngi koy séddoo ak askan bi en tout cas loolu moo ci am solo. waaw ci mbiru école bi engagement yi ñu jëloon bi ministre bi ñëwee defe naa ni ñu ngi koy exécuter ñu nag waa inspection d'académie donc am na loo xam ne tàmbali na sax defe naa ni peut-être nu mu tudd thermoflash yi les 100 dinaa ko livrer peut-être demain donc lave-mains yi aussi les masques wax naa ñiy defar masques yëpp d'ailleurs que avant jeudi nañu livrer les 50 000 masques donc defe naa ni ñu ngi ci liggéey bu baax en tout cas ñun am nañ yaakaar ne avant vendredi dinañ mën a jox IA li nga xam ne yëpp jëloon nañ ko am engagement pour accompagner ubbite école bi. ñun dañu compte rendu bi ñu médecin chef district di defal wane na ni moyens yi manqué na moyens yi xam nañ ni état baa ngi def ñun ñu ngi def mais jàpp nañ ni rek moyens yi quand même waruñu ko centraliser Dakar rek ndax li ñu gis comme problème ci Thiès pour man su jàppale bu ndaw amoon dina tax mu gën a ñoŋ mu gën a yemb kon dañuy demander état bi moyens yi ñu bañ ko centraliser Dakar. kon ko centraliser rek niveau central décentraliser ci district gu Sénégal yëpp mais surtout nag yi nga xam ni xam nañ ne maladie baa nga fay gën a law surtout Thiès ak yenn ak ay département Mbour ak yooyu je pense que loolu c'est important donc loolu dañ koy demander et loolu depuis le début de la pandémie loolu la ñuy presque constater donc ñoon on souhaiterait quand même que le préfet soit notre interprète auprès du niveau central donc du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Santé pour que les moyens mobilisés dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 soient décentralisés au niveau des districts donc je pense que Thiès en a besoin et loolu ñu ngi koy xaar naturellement ci niveau état bi